xamante ne moom la ñuy waajal muy les 1200 prises de rock mbalax. li ñu war a interpeller état la parce que njariñ la loo xamante ne ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le 29 février place 5-5 lañ koy defee kon xam nga ne noo def ay galañu 5-5 génn. kàttanu yàlla dinaa teew te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mais boo àndal mu dem ba bay def projet boo xamante ne yow sax defuloo ko ça c'est important ndaxte toi dafa ne les records sont faits pour être battus donc li mu def nii dañ ko ci war a sumil chapeau Sénégal amul benn mbër ci Sénégal bu mu ci àdd bon je dis pas àdduna si ñu am ci Sénégal bu bind bëree ku bu touriste ñëwee jënd xool la lutte lan mooy bëree Sénégal tey jii occasion la ci bu ñu fi jógee parce que à la base je pense que ne continuité bi mooy mu nekk livre donc loolu dinañ ci mën a parce que prise tamit du ay photo dong day am photo am ay dañ koy mën a leeral lii mooy galgal lii mooy nangam lii mooy sangam commentaire beeg bind yi loolu rek lu rëy la ci làmb Sénégal bi ki topp nag mooy damay indi ay témoignages sama diggante ak moom yàllaa ma ko moom bëggal moom mataat bëggal ma boppam di ma suivre Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi li nga def bokk ci jotaay bi nga baal ñu grand waaw dafa am boo nekkee mbër nekk mbëru ndakaaru xale bu nekk ndakaaru bëgg bëri rek dinañu ñooxu si la jege si la maag moom dañu doon contact te boobu nekkul écurie Fass lii po ngaar di nettali léegi ne dafa ma wóor ndoom ma def ko laakale mu daanu di ma laaj ñoom ko defee ba ñu nekk ci nekkaat ci ba yàlla dogal bis mu tari ko ba ñu koy def boobu nekkul écurie Fass ba yàlla muy dogal du boole baax mu ñëw ba nekk écurie Fass kon boog maa ngi moom suñu àndandoo gudd na yàgg na maa ngi nettali ko ki léegi ci ne bon sa benn grand bu ñu wax Mamadou Ndiaye moo encadré dafa ne man Rock Mbalax dinaa ko jàpp lu mu def dinaa ko jàppale dama gis ngay waaj a bëri baaboo yi mu sukk ñaari 1 minute tekk say dàll moom loolu apprentissage bi doy waar la xam nga photo nañ ko mais loolu image bu extraordinaire la ñi koy def ci làmb bariwul moom aussi ma témoigné ne moom mooy maître Gris Bordeaux moom moo jàngal Gris Bordeaux bëre moo daan ànd fajar ñoom ñu jóge seen kër 4 heures du matin Médina daw def ñu fekk ma VDN ba fëgg ma yeewu ñu ànd entraîné ji boobu temps maa ngi toll ci position wu lâche xam ngeen làmb rek boo ko defee yenn at yi am na xale yi toll sa ginnaaw ñoo lay pousse pour nga dellu siwaat moom bokk na ci ma pousse ba ma dellu siwaat mën see bëreeg baabooy may bëreeg baabooy may bëreeg Xaadim Njaay may bëreeg Lac de Guiers boobu carrière amatu fa jeex na xam nga carrière day jeex waaye foog nga nekk un génie pour mën a def complément yu mel noonu tegale ñetti mbër yoo xamante ne ku ci nekk war nga xamante entre 10 ak 15 ans daan leen ci 2 ans boobu yëpp jeexoon na tëdd na la desoo nag tappaleeg lijjanteeg fii di metti fii day gaañu ñoom ñoo ma doon diri ñu ne ci di ci ne ñu jékki-jékki di gedd seen ay kër di ñëw di fanaan ak man sama kër boobu temps sama kër pare na ma dëkk fa mais man kenn fa dëkkoon sama jabar voyagé woon depuis très longtemps en Europe ñu ne ci làmb ji di ànd di doxal ba moom en fin de compte ba ni mu demee France maa ko fekk Paris muy entraîné UNICEF dama gannaaw dama wét fii 2 ans 3 ans maa ngi fi mosuma génn fii ma ne ko dama lay yóbbu kër Madiagne ñu ngi ko nuyu de passage nga am tànk foofu am tànk fii soo bu fekk ñoom dañuy ñoom UNICEF nag boo fa nekkee da ngay jàmbat ceeban di jàmbat domoda di jàmbat suppu kànja parce que amu fa diététique moo fa am te dañ koy namm ñoom donc noonu la def dem ba miine France ba teraanga ak lépp lu baax ci France mu am ko fa ba ñëwaat fii toog def lu mel nii donc nag ñu wax ne aussi c'est un sportif bu complet ci wàllu bëri parce que attention li ngeen gis ci Matar Sène mu def bëri ko ci arène bëri ko ci olympique bi li mu ko def ci mbapat moo ko fopp te mu apprentissage lamb mooy mbapat géewal naa ko ay mbëri autant de mbër fii ay Baboy ay Khadim Ndiaye tous ces grands champions là géewal naa ko ak ñoom man may tëgg mbapat mu ñëw di ngemb bokkoon na ci mbër yi daan ñëw di ranger les sièges yi ba pare dem këram ñëwaat takk ngemb du bëri donc nag témoignage bi ñuy joxe mooy loolu jaar suñu diggante ak moom donc nag boo gisee sax situation yi ñu toll nii tey jëm ci événement bi man tam bu leen fàtte na maa njëkk a lancé événement bi ci Lutte TV mooy bi jaar ci Lutte TV tout le temps ma état interpellé état ak yu mel noonu yooyu la
ah loolu nag boo ko gisee mu am ko nag comportement bu mu comporté ak man la donc témoignage yi gudd na bari na waaye événement bi du tey wax ji du tey am na suba am na ginnaaw suba le 29 am na après le 29 yëf yi jeexul day continuer donc daal Matar jàppal ne daal Ahlou Lamb dañuy nekk sa ginnaaw ànd ak yow ci projet bii nga xamante ne ku ne amoon na xalaatam te xalaatuwoon def ko yow nag yàlla may na sagoog dal ak peut-être yàlla teg ko sa loxo nga def ko pour tout le monde donc lii nii daf ko def pour lépp luy làmb ci àddina donc Matar ñi ngi sa ginnaaw bi nga tàmbalee ñi ngi sa ginnaaw ci digg bi te dañ fas yéene nekk ci ginnaaw ba nga dem ba xaatim ko signé ko bañ naan ñi ngi livre bi librairie sàngam lañ koy jaayee ma nga France ma nga Allemagne loolu daal la ñaan salaamaaleykum. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bi ñu sant yàlla di julli si yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di gërëm képp koo xamante ne tey toog nga fii biir Leewtoo donc doo mën a lim sax mais da nga ciy tànn ñaar wala ñett wala ñeent lim leen parce que ñooñu waroo ñëw rek tudd seen tur rek romb leen il faut nga xaw fa taxaw tuuti am looy wax donc dama koy njëkkee ci Alaaji Moustapha Guèye donc muy grand bu ñàkk ci ñaan grand boo xamante ne ku naqaree xam la waaw ku naqaree xam waaw boo ko xamul rek di nga def ay erreurs yu dul jeex man je l'ai maîtrisé parce que daf ma yar waaw lépp lu mu wax ci man mën naa wax lu ëpp loolu ci moom waaw parce que tey Europe li ma fa mel surtout France wala li ma fa am déjà moom mii la waaw parce que bi ma déggee ne maa ngi interné à l'INSEP premier voyage am mu ñëw France dafa ñëw seet si ma INSEP ne ma naka entraînement yi ma ne ko entraînement yi ça va lekk gi ça va mais fii doo génn xamoo sax foo jëm xaw ma fa kenn moom moo ma orienté jàpp ma ci loxo yóbbu ma Kër Madiagne dama koy nettaliwaat ne ma fii lépp ngi fi mën nga fi toog du ma fi gan parce que Madiagne on se connaît depuis très longtemps buñ ko xamee aussi yàlla ak Moustapha Guèye moo tax comprendre nga donc jaar-jaar yooyu boo ci jaaree ak nit donc lépp looy def ci àdduna tafaa ngi ni amuñu dara lu ñu réeroo boo seetloo madame Diack l'autre jour ma nekk en France ñu jokkoo ma ne la woowal Moustapha Guèye ngeen coordonné tu te rappelles j'espère comprendre nga amul dara lu ma koy nëbb du ma ko nëbb dara sama grand la yàlla nag day def moo def erreur ci nit parce que nul n'est parfait amul kenn ku mat waaw nit nag moo lay mottali moom mii daf maa mottali parce que mbër day bëri caay-caay des fois ma def ay erreur monumentale mu woo ma téléphone ne ma baal naa la comprendre nga loolu ku sa xol kiiwul tàlliwul mënoo ko di ko remercier di ko gërëm xam nga di ko ñaanal yàlla waaw mu doon grand bu baax ma dal ci nag ci Alioune Dione di la entraîneur équipe nationale donc tetti ñu bari équipe nationale jaar nañ fi ay entraîneur jaar nañ fi mais dafa def ñaari action dafa def ñaari performance xam naa bu ma nee ñaari performance donc moom xelam sax du fa dem parce que man damay jàpp du ma bàyyi dara lu ma romb bind ko lu ma romb rek bind signé denc première performance mooy moo njëkk a def Alioune Dione Sénégal musuñu am 9e mondial donc moom mi moo ko def donc musuñu am aussi un léger bu njëkk am médaille d'or Sénégal muy man luur yi rek ñoo doon am médaille waaw luur yi kese ñoo doon am médaille mais poids léger métti woon na métti boo xamante ne dañuy doon ay 16 17 20 donc da ngay mbëkkante ba tas pour mën a àgg final boo amul un bon préparateur wala bon regroupement pour nga arriver en demi-finale wala quart de finale day jafe ñu amoon problème boobu nag Sénégal luur yi rek ñoo daan indi mais ci moom laa nekkee champion d'Afrique poids léger à 74 kilos donc muy doon yoo xamante ne def na ko ci man ba pare mu doon nit ku oyof koo xamante ne tellement bu mbëri di nelaw sax moom du nelaw dafay veiller parce que bëggul ñu nelaw ba biddanti et tout donc ñii ñoo ñu def champion ñoom ñoo tax parce que liñ naan li olof Njaay naan ku ñeme rek dañ la dee parce que Eumeu Sène da ko wax keroog écran moomu tim mu ne Rock Mbalax boo gisee boo ñu woowee parce que man maa def exprès wootewuma appel normal dama jël sama WhatsApp si WhatsApp laay wootee
pour nga gis sama profil nga gis les 1200 prises de rock mbalax comprendre nga léegi su ma woo mbër bu ma woo rek boo gisee les 1200 prises de rock mbalax rek da nga may décroché nga ne waa mbër alors ñu waxtaan ma ne dama la soxla mu bëggoon ñu waxtaan ci 1200 prises nga ne ma ñëwal donc noonu laa demee ci kër mbër yu bari am na mbër yu ma demul sax mais temps bi moo ko mayewul te ñëpp la ñuy seet si bi du arrêté comprendre nga Eumeu seet na ma rock mbalax ñëw bi nga ñëw parce que da nga ñëw ma fàtte sa rendez-vous daal di nekk Lac Rose parce que am na fa këram mais bi ma accès woo ko dafa jël ne mu ii rock fàtte naa mais maa ngi ñëw mu taalaat otom daw ñëw fekk si ma këram ne ma rock li tax ma ñëw lenn rek la parce que mbër yi bari nañu mais am na mbër boo ñëwee ci ñun nañu j'ai 1200 prises ñun en tant que ay technicien mën bëre xam bëre donc duñ la bàyyi sax nga dugg di ñu wax loolu mais xam say qualité xam ne loolu mën na nekk te da nga ko def moo tax ñu lay ibbil suñu porte pour waxtaan ak yow donc d'ailleurs Tafa Gueye ku muy ubbil portam Alioune Dione ibbil la portam ainsi de suite donc amoo dara looy tiit wala looy ragal moo tax ma ne ku ñeme rek dañ la dee moo tax mu mën a tey toog fii war a jàkkaarloo les journalistes pour ñu wax poser ma ay question ma toj ko ñu ngi noonu may jàng bëre dama la gisoon nga yor loxo yi gaaw ba pare mën bëre mais daawoo bëre kon xam naa bu baax Fass diggante Fass ak Médina benn koñ moo dox seen diggante ku mën bëre Médina da ngay dem Fass moo indi ma ñëw Fass giri ñëw fa ainsi de suite comprendre mais yàlla daal yàlla nañu yàlla defal sutura defal ñu xéwal. mais Rock 1200 prises bari na bariwul ndax da nga bëgg génnandoo yëpp à la fois ci même jour. mais kon du neex. non non question c'est une question. boo ko 1200 prises. woo nit ñi pour ñoom da nga leen koy woote. or que da nga war a wax ne par étape de 100 laa koy génne wala par étape de. donc li ma wax firi na boppam dama ne la cérémonie de lancement sur les 1200 prises de rock mbalax rock mbalax mi ngi lancé projet wu 1200 prises de rock mbalax kon mooy définir que tey bu ñu la joxee yàpp dañ lay jox lu yam nga lekk ko si lay neex mais bu ñu jëlee miche yu xar la ma tegal la ko noonu nga bëgg ko jeexal xam nga da lay sàppi wala mu sàppi sax ñi lay xool nga koy lekk donc dañ koy consommer en vrac loolu mooy art bi ñu koy consommer en vrac tey mooy comme le chanteur boo xamante ne day woy tey morceau bu neex yàlla nit ñi consommer ko di xaaraat deuxième bi mu def deuxième bi mu neex ñuy xaaraat troisième bi lan moo indi ay séries yi ñuy def nii si théâtre yi ay premier épisode la deuxième troisième quatrième cinquième pourquoi pas la lutte avec les prises. Rock ouais. amoon na mbër bu ñuy wax càppaatuli ku ko xam nga yëgal sa loxo. dégg naa tur bi. càppaatuli mooy Falaye Baldé. lu tax Adama Diakhaté tuddee woon ko càppaatuli. kan la doon àndal Falaye Baldé. mooy boobu jamono rajo Sénégal rek fi nekk nga koy taf sa nopp mais Adama Diakhaté moom la ñëpp di déglu mais bu la jàppee bu Falaye jàppee danaan càppaatuli ba jàppati na bu ko defee amateur yi ñi ànd ak Falaye dootuñu xool combat bi ñu ngi jëkkante buntu ba rajo yi xam nga li ñu mën di dégg càppaatuli jàppati na Falaye daan na comme boo nee 1300 1200 prises dama fekkee Falaye Baldé ak ay prises ñaari mbëre moom marqué ci prise ñett la sax yow ci nga bokk Tafa ak mais Falaye Baldé suuf. merci beaucoup. diggante moom Youssou Diène dama ko fekkee Youssou Diène ne ko jarax buddi ko ba taxaw ci kaw xaw ma nan la ko londe ci loos wàcce ñi mënul bëri wala ñi xamul bëri ñooy jéem a werante prise mais benn prise rek jur na 100 prises. 100 prises. merci beaucoup merci beaucoup. merci. merci beaucoup merci beaucoup. aussi Tafa lay félicité. merci beaucoup merci beaucoup. donc initiative boobu dafa ànd ak sama carrière parce que athlète bu ne boo nekkee ci sa carrière xam nga ne ñaan nga yàlla sa carrière jeex donc ba nga def lu ñuy wax reconversion
donc toujours je me dis que donc tey la sama làmb gën a metti tey la sama carrière gën a metti parce que 1200 prises mënoo ne da nga koy def ba pare wala da nga koy won nit ñi tëdd di nelaw da ngay entraîner normal comme ni nga doon def bi ngay bëree di nga am sa diététique bu normal di ngay am say récupération yi normal parce que boo récupéré wul donc doo am automatisme boo récupéré wul doo am réflexe boo récupéré wul doo am souplesse donc kon boog lii tax man may dëggal li may wax parce que boo gisee li may expliquer donc di ngay war a mën a xam ne kii li muy wax ni lu mu maîtriser la dama ko jàng am temps bi nekk ci école INSEP bokk na ci école yi gën a ngand ci sport ci monde bi dama fa jaar fekk fa ay champion di fa dajeek yeneen champion di jàng di gis di dajale di côtoyer kon boog 1200 yi dama ko yàgg naa ko initiative boobu yàgg naa ko jël xam naa ne un jour viendra carrière bi jeex ma def sama reconversion donc surtout si li may def laay def reconversion bi mooy la lutte donc parce que nekk un champion d'Afrique wala nga jaar ci yenn école yi ci bëre donc waroo mën a croiser les bras dem xool fële donc kon yaa ngi yàq sport te man bëgguma yàq sport dama bëgg a développer sport sama dëkk ak ci bitim réew boole ci. mais est-ce que Rock tey mi ngi pare loo xamante ni bu jógee ci lii maanaam dina def benn école de lutte wala jël ay góor tàggat leen ci ak làmb wala leneen ak leneen daal sport yaa xam. waaw comme li ma wax léegi rek 1200 yi lépp ngi ci xam naa bu ñu koy wax ba suba duñu arrêté mais yàlla def na am na groupe de pilotage boo xamante ne donc lépp loo xamante ne tey war nañ ci jaar ci muy cette année prochaine ainsi de suite yeneen at yi donc lépp donc ñi nga xamante ne ñoo nekk sama gannaaw nekk sama kanam di ma tette donc dinañ ko tracé def li ñu war a def ma jaar foofu ñu ma jaarloo. nga toog mbër dem jëli ko bëre ak moom ci xam-xamu bëre Balla amu ci morom mais Modou Lo mu ne ma mbër buy lijjanti bëre la boo ñëwee ci kawam loo yor boo ñëwee mën naa lijjanti ba daan mu bëggoon nag Rock parce que 1200 prise ku ko yor ak Tapha Gueye bi nga xam ne ne nga mooy sa maître war ngeen mën a tojal ci ñaar man ñaar yooyu rek laa leen doon laaj quoi pour tey. donc ñu ngi lay gërëm Babacar donc question bi nga posé donc damay laaj ba xam ndax da nga wax les lutteurs en activité wala. les lutteurs en activité waaw mu ngoog. waaw d'ailleurs li nga wax noonu ci Balla li nga wax ci Balla loolu muy def noonu li jafe la actuellement à l'heure actuelle ci mbër yi parce que bu arbitre soufflé dina jël initiative observer la xëpp la pour xool nan ngay réactionner parce que loolu stratégie la boo xamante ne tey day nekk ci bopp mbër parce que Balla li muy def ñëwul rek pour def ko da lay xëpp xool lay joxe parce que tey boo gàddoo sabar balaa ngay démontrer du tëgg di nga essayer di nga kii balancer def ay affaire mooy li muy def daf lay xëpp xool ndax di nga bouger mu jékki-jékki diri tànkam fekk si la xool ndax di nga bouger kii demee noonu donc loolu ingénieur la ci donc day fekk si rek tey que mi ngi roy parce que tey boo xoolee combat wu Tapha Gueye ak Mame Ndiambane da ngay gis ne Tapha doxloo na Mame Ndiambane ñaari yoon xaw ma ñetti yoon doxloo na ko doxloo yi mu koy doxloo yëpp mi ngi koy natt te waa ji yëgu ko doxloo na ko benn yoon ñu dem ba ci barrière yi arbitre àtte Mame Ndiambane moom day ñëw rek dox pour moom dox la rek fekk Tapha xam na ne li muy def ni du dox kese mi ngi natt waa ji pour éliminer ko bi déplacement bi jeexee mu war a jeexal bëre bi donc bi ñuy defee dernière soufflet bi avant arbitre di soufflet Tapha sàcc na benn paam dugg ci gardam arbitre soufflet Tapha lewaatoo dox la waa ji benn pas waa ji dox Tapha fixé wu Mame Ndiambane gis Tapha si kanamam parce que jegante nañu Ndiambane na xaaral ma dóor parce que kii jege na ma fekk boobu Tapha xam na ne waa ji dina ñëw mais bi muy yëkkati loxoom fekk Tapha loxoom jóg na tëru la rek da ko tëru ci dóor bi ci la ko dóor crochet marteau da ko dóor crochet marteau waa ji di déséquilibré wu mu topp ko bal ko dóor ko ñaari uppercut xam nga waa ji sonn si uppercut bi dugal loxoom ci xar jéppal bi pour jeexal bëre bi Tapha téye triceps bi dóor ko ut sumata
bëre bi jeex kon boog am na yoo xamante ne tey làmb stratégie la te stratégie yooyu bareetul waaw. bisimilah fils ki nga laaj dafa wax ci Balla Gaye wax la ci Modou Lo maanaam fooru Balla Gaye fooru Modou Lo je pense que ne Balla Gaye ku muy bëgg day jël initiative bëri ci en général nag ak taayam ak gabareem ak sañ-sañam bu jëlee initiative di bëre bu tàntee benn prise ñaar ñetteel ba foog moom am ci gain c'est important moo tax ñu wax bëri bu nekk rek dañ la war a tàggat ci nga nekk offensif di décider di prendre les premiers mots parce que bu la ci kenn naxa bëree tool yi bari naa lijjanti bari na mais njëkkante la xeexu mbedd la li ñu ko Max kii di wax am na ko wax ne laa ko caaxaan la loo for def ca pour mu sotti Modou Lo dafay bëree bopp dafay stratégie de combat tactique de jeu daf koy def dafa lay bàyyi ñu évoluer parce que c'est normal parce que ñu bëri dañu ko gën a luur foog mu bàyyi leen ñu bouger mu dellu ginnaaw lu ci ëpp diri la nga dem teer mbaa mu dellu ginnaaw dévier la donc il est intelligent dans ce qu'il fait est-ce que mën na fekk moom gis nga les raisons sont là bu fekkee Bombardier bâtiment bu taxaw mu ron ko bu ko yëkkati du ci mun dara mais alors que bi ñu bëree Gris Bordeaux recule en arrière diri muy bëree Papa Sow recule en arrière fàqat à gauche Modou Lo il joue sur des déséquilibres parce que am na corpulence bi poids bi am na OFA yu déplacé wu xëcc dem à gauche dem à droite donc ñaari mbir différent lañu moo tax saa bu ñu dajee nag le plus avantageux souvent dafay nekk Balla Gaye moo waral seen combat demee noonu peut-être Modou Lo dans l'avenir mën na réparer wu le problème Balla Gaye dans l'avenir bon Aliou Ndione gi nii c'est un fin technicien peut-être bu ci dugalee dina des dans l'avenir mën na dem 2-1 voilà. xamante ne moom la ñuy waajal. muy les 1200 prises de rock mbalax. li ñu war a interpeller état la. parce que njariñ la loo xamante ne ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le 29 février. place 5-5 lañ koy defee. kon xam nga ne noo def ay galañu 5-5 génn. kàttanu yàlla dinaa teew. te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.